asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokku àdduna maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di fas yéene nag waxtaan ak yéen ci événement yi nga xam ne ni moo nekk actuellement en cours au Sénégal. Avant may commencer damay présenté wu man Ndiaga Ba laa tudd doon sénégalais d'origine. Je vis au Canada depuis 20 ans, mais malgré que yàgg naa ci Canada man sama xel musul jóg ci Sénégal yàlla moo def loolu ma am un attachement très fort à mon pays. D'ailleurs am na ay firnde yu bari yoo xam ne nii dafa wane loolu ndaxte gouvernement boo xam ne jaar na fi muy gouvernement Abdoulaye Wade du gouvernement Macky Sall ku ci nekk bind naa benn téere boo xam ne nii dama ci tënk jafe-jafe sénégalais yi jébbal ko pour mu mën ko jëfandikoo mais aw ma ci benn nouvelle mais sama yéene la woon ndaxte man seen préoccupation seen souffrance seen ay difficultés yi ngeen dund daf ma mës a préoccupé te ça me préoccupe encore plus maintenant. Bataaxal yi ma bindoon jox ko président Abdoulaye Wade ak Macky Sall doyul dama mettre sur pied un organisme de bienfaisance boo xam ne dafa jóg pour dimbale képp koo xam ne doomu aadama nga nekk ci àdduna nekk ci ay jafe-jafe pour mu dimbale la mu tudd VOSAC moom ngeen di gis nii ci chat bu ma sol bi. Tey nag dama jóg pour waxtaan ak yéen ci benn fànn boo xam ne dafa am solo ndaxte dama gis fan yii Sénégal yëngu na ba jéggi dayoo mu doon mbir moo xam ne nii man daf ma tere nelaw daf ma metti maa ngi tey Canada fi may wax ak yéen waaye sama xol sama xel sama xalaat yépp mi ngi ci Sénégal ndax gis naa jafe-jafe yoo xam ne population yi ñu ngi koy dund. Gis naa jàmmarloo bi nga xam ne ni population bi mi ngi koy jàmmarloo ak force de l'ordre yi lépp mi ngi am Sénégal te loolu nag képp koo xam ne nekk nga sénégalais nga nekk ci biir Sénégal wala nga nekk bitim réew Sénégal bu fekkee am nga fa benn nit boo xam ne muy sa yaay wala sa baay war nga mën a yëkkati say kaddu jéem a waxtaan ak population bi waxtaan ak gouvernement bi ba lépp dellu à la normale ndax ñun sénégalais xamuñu lii ñun jàmm la ñu xam ñun salaam la ñu xam ñun teraanga la ñu xam ñun jàppalante la ñu xam ñun dimbalante la ñu xam ñun diine la ñu xam ñun wax ju rafet la ñu xam waaye bu ñu demee ba jamono bi ñu toll nga gis population bi jóg di toj di casser di xeex di xuloo gendarmerie di jël ay balles réelles di ko tuur ci population bi kooku vraiment képp koo xam ne ni Sénégal nga foo mënti nekk ci àdduna war na lay inquiéter man ça m'inquiète au plus haut point. Affaire bi nag ñaari parti ñoo ko seq le gouvernement excusez-moi du Sénégal à la tête duquel se trouve le président Macky Sall. Beneen parti bi c'est la population en général la société civile l'opposition y compris. Mbir mi nag boo gis rek am na lu ko yëkkati fitna bu am rek am na lu tax mu jóg te li tax mu jóg ñun jàngat bi ñu ci am mooy problème bi nga xam ne ñu ngi koy wax ci diggante ñaari citoyen yoo xam ne nii am nañu ay problème kooku yaakaar naa ni waroon nañ ko mën a régler ndax Sénégal ak tradition bi mu am religieuse civilisationnelle historique vraiment am na situation yoo xam ne nii war ñu koy bàyyi muy dégénérer ba di indi ay mordom te actuellement ni jeexagul ndax kenn xamul fu muy mujjee ñi nekk ci population bi ñi ngi mer ñi nga xam ñu nekk ci état bi ñoo itam ñi ngi taxaw fas yéene jàmmal ak ñoom donc kenn xamul actuellement situation fu mu toll. Man daal li may woote mooy jéem ma xam ku tooñ li may mooy j'appelle à l'apaisement j'appelle les jeunes à déposer les armes à se ressaisir ñu toog xoolaa seen bopp dal delloo yëpp ci tabaaraka wa taala mi nga xam ni moom lépp loo xam ne nii am na boo ko neexee mën na ko saafara. Gouvernement bi aussi mu def preuve de responsabilité preuve de prudence xam ni population bi benn la Sénégal benn population bi si doomu Sénégal lañ ko tiré si askanu Sénégal lañ ko tiré
si citoyen sénégalais lañ ko tiré. Donc je fais appel également au président Macky Sall mu jéem a xoolaat taxawaayam jéem a xoolaat doxalinam ndax Sénégal kat képp koo xam ne nii jóg nga bëgg leen xañ liberté bëgg leen xañ démocratie kooku moom na la wóor bu wóor que ni rek mooy que ni déclaré nga la guerre mooy jàmm dootu fa am. donc bu fekkee yow nit ñi duñ la tànn bu jiite la sa président Macky Sall yow laay waxal dama bëgg nga def plus de retenue nga toog xoolaat xam ni dara jaru ko fi ci àdduna. nous sommes tous benn maam ñoo ko bokk ñun ñoo bokk benn maam ñun ñëpp ay Sénégal lañu wala ñu reyante suñu biir d'autant plus que Sénégal mi ngi traversé des situations sans précédent ñu ngi si Covid-19 mbas mi nit ñaa ngi am ay problème lekk am problème mu naan am problème mu faju am problème mu jafe-jafe dëkk bi métti ñu koy xeeb di ci teg ay émeute loolu daal moo taxoon ma woo leen ma jàkkaarloo yoon tey waxtaan ak yéen pour jéem a appeler les deux parties à l'apaisement ñu jéem a xool naka la ñuy régler problème bi d'une autre façon que par la guerre. bëgg aussi ñu waxtaan ci melokaan yi waaw ndaxte Sénégal population bi boo xoolee am nañu melokaan yoo xam ne nii yu ñu war a xoolaat la waaw ndax nit dafa am nu mu war a mel waaw nit war nga defar sa bopp defar sa jikko ba dara du la mën a yóbbu waaye loolu boo xoolee problème yi nga xam ne ñu ngi koy jafante ak Sénégal boo xoolee 90% si ñun la Sénégalais yi si suñu jikko la waaw ndaxte boo xoolee ñaaw teef gi bari na Sénégal njaaloo wax lu dëgg naxante jëwante yàqante xastante këñaan kenn mësu ko gis man vraiment je me reconnais plus au Sénégal donc war nañ toogaat ni nga koy waxe xale yi di ko waxe dëgg bal bi ku nekk xoolaat sa bopp xoolaat sa toogaay xoolaat sa diggante ak sa morom xoolaat sa diggante ak sa yàlla yaakaar naa ne foofu la ñu toll tey ndax lépp loo xam ne nii def nañ ko lépp loo xam ne nii wax nañ ko te commencé wuñu ci jikko yi yaakaar naa ne peine perdue lay doon donc dañuy xoolaat suñu bopp ñu yéenante jàmm xam ni kat yàlla yamalewul nit bu fekkee ëppale na la yéene ko jàmm xam ni yàlla moo ko jagleel yow boo góorgóorloo yàlla lim ko may mën na la ko may waaye nit am na nga ni kat kii du ma ëppale te yow xamoon nu mu def ba am yooyu dafa doon jukko yoo xam ni dafa garaaw te boo gisee ñii bare xale yi jeunes yu bare di jël gaal gi di dem à l'étranger dara waralu ko lu dul gis nañu ñi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal ya am nañu taranga ñu ne taranga boobu il faut ñu am ko yàlla mayul ñëpp te képp koo xam ne da nga jóg ni yow yaay may sa bopp indi nga sa bopp histoire waaw ndax yàlla bu fekkee lii la dogal yow nga ne man sa dogal du ma ko nangu man li ma bëgg laa yam kooku ay jafe-jafe mooy am te adduna dafa am nu muy doxee te foofu man maa ngi ciy lancé appel les marabouts ak les personnalités nit ñi nga xam ne yàlla may leen kàddu am nañ ci une grande responsabilité ndax population da nga koy yar xale da nga koy yar xale da ngay am autorité ci moom xale da nga koy wax dëgg waaye Sénégal xale yi duñu tumuranke conseil Sénégal xale yi duñu tumuranke exemple loolu moo ñu manqué te fi mu ne nii vraiment maa ngi wax yéen waaye tiit naa même bu fekkee événement yi nga xam ne tey moo am Sénégal bu arrêté woon dëkk bi tegu na ci ay tànk yoo xam ne nii tànk jóge wuñu foofu tegu ci yeneen tànk gisuma avenir ci kanam te jeunes yi nag sonn nañu torop ndax nit koo xam ne nii yow amuloo liggéey te yaakaaroo ko fen da ngay yeewu suba di xool sa ndey di xool sa baay génn ci mbedd bi taxawaalu doo xam foo jëm doo xam looy def kooku c'est un manque d'espoir problème yi am yëpp yooyu moo ko indi manque d'espoir nañ leen jéem a góorgóorlu jéem a liggéey Macky Sall nga liggéey yow sa gouvernement nga xool sa diggante ak yàlla xam ni population Sénégal sonn nañu te bëgg nañu ku leen jàppale nga bàyyi sa intérêt personnel bàyyi intérêt ñi nga xam ni ñoom nga àndal ndax yaakaar naa ne réew bu ñu dem ba dénk la ko waratoo soxla dara koo xam ni dem nga ba ñu jël réew ni la kii kat yow lañ ko dénk waratoo soxla dara yow da nga war a tëddee njaax naay
di dimbali ñi nga xam ne soxla nañ dimbal di wax dëgg di doxal yoon képp koo xam ne nii yaakaar nga ci moom que ni boo ko indee sa wet dana liggéeyal askan wi nga indi ko bàyyi ay affaire partisanerie loolu mooy problème mu Sénégal te mbir la moo xam ne nii vraiment bëggoon naa ñu taxaw ci bu baax xoolaat jukko yi bu baax xam ni àdduna kat yàggul te nag àdduna dafa am nu ñu fiy nekkee bu fekkee da nga nekk ci àdduna te teguwoo si ay tànk yi nga war a tegu problème du jóg ci yow donc lii dong moo waral problème mu Sénégal sëriñ yi nañu ñoom itam di wax nit ñi dëgg li nga xam ni moom la yàlla teg seen kaw muy guider nit ñi nañ koy doxal xam ne àdduna yàggul te lépp loo xam ne am na ci àdduna ëllëg dinañ ko layoo loolu daal laa amoon li mu doon wax te di leen ñaanal yàlla dafa leen sutura mais li ma bëgg di si insister mooy que ni Macky Sall je parle avec toi dama bëgg son excellence nga wayfal sa xol nga wàcc sa bopp nga xoolaat sa bopp xoolaat sa entourage nga jéem a liggéey taxawu askan wi mu doon loo xam ne loolu rek moo tax a jóg ngir yàlla ak yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jërëjëf loolu daal laa amoon li ma leen di wax maa ngi leen di jégalu bu fekkee wax ji rafet na du ci man bu fekkee am na lu ci lënt ci man la maa ngi ñaan yàlla mu jubanti ko jërë ngeen jëf